mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulah daleen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg gi ñu door kook li ci gën a fës mu bokk ci li nga xam ne ni moom la ñu nemmeeku di facture yu yokk yi di wàllum téléphone jëm ci ñi nga xam ne ni ñoom ñooy administration sénégalaise bi ak lii de nga xam ne moom mooy wàllum oto yeeg nañ koy doxalee gis nañu ne daal dépense ya bari na te jot na nag fu mu nekk ni ñu xoolaat ni nga xam te ni noonu la ñu koy doxalee may sa baabu moom daal na ci yëkkati kàddoom nañ ko teewlu ci biir jotaayu xabaar yi jamono jooju lii di ñàkkum ndox mu nga ca Fadia cité Fadia golf ak dëkk yi nga xam te ni moo ko wër fu mu ne nii nag askan wa mënatuñoo muñaali lu ni mel tax nag ba ñoom daal nee nañu bëgg nañu njiit yi jóg ci nu mu gën a gaawee nañ leen teewlu ci biir jotaayu xabaar yi. ñu jóge fa dem ba ca Égypte wax nag ci étudiants yi nga xam ne ni ñu nga fa ñoom ay jafe-jafe dëgg la ñuy jànkoonteel ci boobu lépp dëkk du seen dëkk ñu ñëw fa di kon jàng seen bourse doon na loo xamante ni daal lu fay yeex la ba léegi kon fay ñu leen ko tax nag ba étudiants yi daal nee nañu suñu leen jàppale wu rek dinañu daal di dem ba sa ambassade bu Sénégal bu nekk foofee ca Caire daal di fa ñaxtu lu ni mel maanaam toog fa ngir ñu daal leen defal li nga xam te ni moom la ñu soxla daañu ci toftal xibaari biti réew li ci yéenekaay yi la ñuy yëkkate jotaay bi ñaanalante mbokk yi léegi ñu dugg ak yéen ci faram fàcce gi. dañu koy door ak dépense yi nga xam te ni moom la ñuy def ci administration sénégalaise bi fu mu nekk nag gis nañu ne daal lu toll ak fukk ak juróom-ñaari milliards a ngi nii loo xam ne nii jëm na ci wàllum facture téléphone bi jëm si kon nguur gi ak yeneen i dépense yu jëm ci kon li nga xam te ni moom mooy jëndum oto meek yeneen ak yeneen bu ñu ko xaymaa daal toll na ci ñetti téeméer yu tegal juróom-ñaar ci milliards yoo xam te ni 2012 ak léegi moom la ñuy kon di faral di dugal ci njëndum oto bi doon loo xamante ni nag àndul ak benn yoon li nga xamante ni moom la nguur gi wax ne daal dañuy fexe ba xool nu ñuy doxalee dépense yi ba lépp daal di koon tegu ci yoon économiste bi di Maysa Babou daal di ci yëkkati ay kàddoom yi la càmbar la ci def jokkoon ak téléphone ak suñu naataangoo xoxaat ndongo xam nga 300 milliards ñetti téeméeri milliards nga jënd ko ci ay oto te Macky Sall moo jënd loolu depuis 2012 moo lay wan ne moom dafa bokk ci biir problème bi kon dafa nangu ne ñi ñuy doxee dafa ëpp imagine ñu ne ministre bu ne téléphone par weer ñu ngi koy jox 500 000 téléphone par weer par ministre mais ëpp nag mais defe naa ne 100 000 francs quand même doyoon na ci jox ministre nag téléphone nag dañ toogee di ñoom ñoo yokkoon ñoo jox jabaru ambassade yi salaire fu ne ñoom ñoo dugg ci dañuy nguuru en fait nguuru mooy képp ku nekk ci ay gouvernement nekk ci ay ministère daanaka dafa am pàcc bu ñu lay xàllal nga am sa oto am sa logement am sa indemnité kon nag tey biñ demee ba nga xam ne nguur gi li ko topp dafa bari dafa diis amatul xaalis c'est normal kon mu ne gars yi kaale ñu toog waxtaanaat xoolaat affaire yi léegi nag nañ koy xoole ñoom am nañ service yu wax boobu organisation et méthode mais am na beneen mën nañ cabinet bu leen ko defal ñu xool lan lañ war a dindi lan lañ war a yokk lan lañ war a wàññi et cetera defar ko ba nga xam ne danañ wàññi dépense yi dotation yi wàññi avantage yi mais ñu wàññi service yi tamit xam nga organisation bi mooy chef yi dañoo bari xam nga kenn ku nekk tey soo ñëwoon tey foofu ci Walfadjri di créer ay service de yoo xam ne nii chef chauffeur chef nangam sangam chef ñëpp finalement nekk chef mais chef gi dafay diis alors que yow wóoral na am na benn service reportage boo xam ne nii jarul ñetti chef benn chef doy na ca donc loolu foofu laay waxee c'est-à-dire ñoom chef yi ñoo koy créer pour que gaa ñi toog ànd ak ñoom ñu nguuru seen nguur bu lekk seen xaalis tey ñi ngi dàq xale yi nekk ci école privée yi dégg naa 19 milliards lañ leen yore te téléphone Sénégal yi rek wala courant bi nee nañ ñoom 17 milliards lañ ci def at mu jot alors que jàng xale yi presque 5 milliards la par année wala 4 milliards dañ ko dajale nii di ko dajale kon bu fekkente ne yow la ngay def ci ndox ci sa gouvernement di ko def ci ay essence ngeen di noos di ko def ci ay tukki di ko def ci ay prime ku tukki soo ñëwee dañ la dafa am lu ñu lay jox waaw parce que tukki bi dafa ànd ak neexal kon nag il faut moom jeexital ñu pare ci loolu wax nag ci askan wa nga xam ne ñu nga ca cité Fadia golf ak dëkk yi nga xam ne ni ñoo ko wër askan woowee nag ñu ngi jànkonteel jafe-jafe yu métti jëm ci li nga xam ne moo di ndox mi dañuy toog ay fan yoo xam ne nii duñu gis ndox mu ñu naan tax nag ba sàkku nañu daal ci njiit yi ñu daal di leen jàppale ci loolu nga xam te ni ñu ngi koy jànkonteel ñu teewlu ñenn ci ñoom ñi nga xam ne yëkkati nañu si yile kàddu daal di ko denk suñu naataangoo teew dox Semedo. suñu problème mooy problème ndox lañ fi am depuis des années ñu ngi dëkk ci koñ bi
yëpp am ay problème ndox te du yoon ndox mi d'habitude 3 heures du matin 4 heures du matin lay ñëw 2 heures du matin nit ñi war a xëy jàngi ñi war a xëy liggéey ñi war a xëy nekk seen i mbir toog da ngay root ba 5 heures nga yeew 6 heures du matin dem li ñuy jàngale doo ko dégg. léegi toq bi ñu doon am vers minuit 1 heure sax jëm fajar gi amatuñ ko plus de 4 jours a ngi nii benn goutte d'eau wàccul fii ci Cité Fadia amuñu lu ñu sang te mënuñu boole tàngoor gu metti tamit te aussi duñu am ndox bu ñu sangoo xam nga léegi nag problème bi mooy tey dañ fee woo média yi pour interpeller les autorités compétentes pour wan leen li fi ne. ñu dee manifester dak Fadia du manifester parce que ñun dañoo am habitude lii tëj ñun bu su ma demee ci benn kër ba gis robinet yi di xelli bëccëg damay mel ni ku musta dem France ba dem fa parce que loolu daf may jaaxal sama doom am na 16 ans fii la juddoo sama robinet musul tijji bëccëg 3 heures du matin lay tijji nga toog muy def cororororor ba bu ñuy nodd bu jàkk ji dee nodd heure yooyu lay tëj te balaa moo tijji heure yooyu encore ñun sonn nañ trop lu mat 5 jours a ngi nii suñu robinet yi suus sax defuñu ko dañoo jënd ndox da ngay jënd ndox pare fay saret yóbbu ko sonn nañ torop Fadia moom dafa mel ni sax comme bokkul ci Dakar. bu ndox mi ñëwul fii ak suba dinañ ñu dégg te du baax fii kenn dootul jaar ci tali bi muy tali corniche bi nekk tali lycée bii nii benn oto du fi jaar à partir de demain te rek la wuñu problème ndox mi parce que ñun ci sénégalais lañ bokk. ñu daal di fa jóge dem ca marché bu Bignona ñi nga xam ne nag ñoom ñooy jaay mbaam xuux gi fu mu ne nii dañoo mer ndax nag nguur gi dañu leen bëgg a jëlee kon ca bërëb ba nga xam te ni fa la ñuy liggéeyee ñoom ñooñu nag nee nañu duñu ko nangu benn yoon tey joxañ tuuma nguurug Sénégal xoxandong gannaaw bu ab dogal wàccee seen kaw ne faw rekk ñu jóge ci seen bérébu liggéeyukaay ba ñii di jaaykatu yàpp mbaam xuux ya nekk ca marché Bignona bu Grand Yoff mer ba fut la ñu def tax nag ñu yëkkati baaraamu tuumaane ku jin njàk te état wu Sénégal ay njàk am nañ nakar te am na loo xamante ne venant de l'état xaarewuñu ko woon fii suñu xol dafa fees suñu jamonoy yaay ak suñuy maam ñoo sanc fii am na pas séeréer yoo xam ne ñu commencé woon fii ak ay Cap-Verdien jamono yooyu ba dara doon dul dara fii yëpp àll la woon ñu tàmbalee CTO ñuy puus di puus ba ñëw fii nii ñu ne fii nii maanaam juróom fukki at ñu xëy bésoo bés rek am quelques tierces personnes daal di ñëw ne voilà ñoom am nañu bàyyi dañu fiy jëlee au nom de quoi ëpp nañu fi 300 personnes yu fi ne 300 personnes yu fiy yëngoo te boo xoolee ba xool liy dugal Bignona li muy dugal ci xaalis ci biir àll bi rek ëpp na 25 millions par semaine imaginez 300 personnes yiy liggéey ñiy jaay du 300 personnes yëpp a nekk ci table bi ku nekk yaa ngi béy sawaar am na ñoo xam ne dañoo am seen mbaam fële di ko yar ñooñ dañuy dem jaay am na ñoo xam ne dañoo yor table dem di jaay di ñëw am na ñuy rey di am di yóbbu ci yeneen place ñun ñëpp fii Bignona la ñu yaakaar imaginez Bignona mën naa wax terminal de port la parce que nga nekk Pikine nit sa mbaam fii lay mujjee fii Bignona ak feneen foo munti nekk dans tout le Sénégal sa mbaam ci Bignona lay mujjee. yi lay commerçant yëkkati nañ seen i kàddu ngir xamle ni du ñu jóge ca boobule bërëb benn yoon. dañu fas yéene def jaayanteeg ñoom fu mu ne nii ñun dañoo déterminé bañu ñu si dara ba suñu bakkan yi nii fu mu ne nii dee rek waaw dee. yi lay jaaykatu yàpp mbaam toll ci lu ëpp 200 ci ay doomu aadama di àddune ci seen liggéey joojee lañ yore seeni njaboot rax ci dolli marché Bignona mooy marché bi nga xam ne bépp doomu aadama bi soxla yàpp mbaam foofee nga njëkk a xalaat. Xoxaan donc ñu dem ba ca fi nga xam ne moom mooy croisement Goundiane ca Sewo Xay foofee nag ñi nga xam ne nii ñoom ñooy kon te fànke yi ñu nga fa di jaay seen i xar waaye nag jamono ji ñàkkum kaaraange la ñuy dundee gis nañu ne daal ñuy woowee ay rabatteur ñu nga fay def lu leen neex yenn saa yi ñu jël ay commission yoo xam te ne dañu koy teg ci li nga xam ne moom mooy njëgu xar gi ba noppi soo moytuwul sax ñu daal di leen agressé doon nag loo xamante nii kii di Baye Diop nekk foofee ca fi nga xam ne nii moom mooy croisement Goundiane daal dina ko joytu suñu naataangoo Ibrahima Ndiaye. non li ma bëgg a wax daal mooy jafe-jafe yi fi ëpp fi mu toll nii mooy période bi bu xasee ñëw kenn dootu tëdd nelaw malfaiteurs yi nekk Dakar ak fu ñu mën a nekk ci Sénégal ñëpp fii la ñuy ñëw mooy rabajeeru la xaw ma coxeur xaw ma ràllu man xaw ma ngadd man lañ leen di wooyee ñoom ñëpp ñu ngi fii te ñoom ñëpp xam nañ leen bu fekkente ni naar yi la amuñu fi ay mbokk ñu koy def bu fekkee pël yeeg séeréer yi pël fi amuñu koy def mais ñi koy def de façon régulière ñoom li ñuy def mooy da ngay ñëw ñu gis sa gétt ne la xar yi ñaata nga wax leen prix ñu dem oto gaare bëgg a jënd benn wala fukk wala téeméeri xar
ñu ñëw ne ko kaa ñu dem ma woon la fële su fekkee juboo nga ak ñoom ci ñoom prix boobu luñ ci teg ñoom ñoo koy moom wala même bu ngeen ko jubóowut boo leen xasee wax ni xar mi nangam la rek ñoom ñooy ñëw ak prix bi su client bi demee dañuy ñëw imposer la boo leen joxul xaalis bi ci dañ lay jam lu nekk lañ lay def loolu mooy problème bi te nit ñooñu nag xam nañ leen dëkkuñu fi liggéeyewuñu fi ñoom ñooy tax prix yi di gën a koy mais ki yeew téeméeri xaram yaa xëy bu amee benn 2000 francs wala 3000 francs par xar da koy jaay fii nii daaw jéeg ça je pense que les autorités yi amoon en charge ce dossier là ñoo leen mën a informer de façon claire dañuy ñëw ne la kaay ñu dem fële ci ginnaaw am naa fa ay xar kaay ma wanteer leen ko nga yor sa sac yor sa xaalis topp leen naïvement nga génn ñu jam la mbaa ñu dóor la nga daanu ñu assommé la jël sa xaalis dem seen yoon y a beaucoup de gens qui se sont plaints ici pour ça te loolu fépp dara yëpp la yam liñ nañ jox carte blanche police ak gendarmerie ñu arrêté leen pendant des périodes comme ça on les met au froid et après on les ressort c'est tout. ñu wax nag ci collectif bu amical Université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñoom nag nee nañu daal Ecobank na muy doxalee moo leen neexul ci ni ñu leen fayee seen i ay bourse tax nag ba ndongo yooyu ci daara ju kawe ji nee nañu daal nañu déposé ab plainte jëmale ko ci Ecobank ma leen moo xam te ni def nañu ko mooy daal di jàppale seen ñooñ ñi nga xam te ni ñu nga ca Université Gaston Berger bu Ndar Géej ñu teew leen ci reportage bu Moussa Sène. ci ab ndaje buñ doon amal ak taskatu xibaar yi collectif amical bare ci université Cheikh Anta Diop ñi ngi ñaawlu doxalinu Ecobank ci anam gu ñuy fayee bourse yi Doudou Diouf di seen porte parole. bourse Sénégal Ecobank moo koy séddale. ñu constaté ne ay weer si ginnaaw ni mu koy séddalee baaxul da ngay am sa bourse toog ñetti weer doo si jot. ñu ne loolu mënul a continuer ñu koy accepter ci bourse boobu léeg-léeg étudiant bi war a am xaalis bi mu toll si. juróom-ñetti junni nga dem fekk fa juróom-benn junni wala ñeenti junni loolu mënuñ koo tuddee lu dul sàcc. bokk na sax ci li ni mel service yi nga xamante ni moom la leen Ecobank proposé doxalin gi nga xamante ni ñu ngi koy amal. filiale yi Ecobank àndal muy Wari muy Proximo muy Wizall ñooñu itam buñ la envoyé message ne la jot nga sa bourse boo fa demee pour nga jot si mooy raw xare Badar. collectif bu amical fare ca UCAD ñoom nag ginnaaw bu ñu amee li leen naqari daal dinañ porter plainte ki nga xamante ni moo di banque bi. bi ñu constaté sàcc yooyu yëpp ñu porter plainte dem nañ fi mbaxana doone benn jébaane fa Ecobank. ci ay yeneen ponk bokk na ci seen ay ñoñ yi nga xamante ni ñoo fare ca université Gaston Berger bu Saint-Louis te ñu dàqoon leen. boo nekkee ku ñu tànn pour ngay jiite ay étudiants da ngay wax ak autorités yi ba sonn loolu la camarades yi defoon ñu ne Sànnaar. wax ba sonn la ñuy revendiquer muy revendication bu légitime ñu seetaan leen ba débordement am fa tey ñu tànn si ñeent ne dàq nañ leen. vraiment waroon nañoo xoolaat copie boobu waroon nañoo xoolaat ne ñooñu tey jii si réew mi da leen a yaakaar ñooñu war tey jii seen famille da leen a yaakaar ñu dawal yërmande bàyyi ñooñu ñu continuer seen jàng. collectif bu amical bu fare ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar ñoom nag ñu ngi duut baraamu tuuma ñi saytu wàllu enseignement supérieur rawatina ministre bile ñoom nag ñuy woo autorité yi ñu daal di addu jëmale ci mbir mi laata muy ëpp loxo. jërëjëf Moussa Sène ñu wax nag ca yeneen i ndongo ñu ngi nii ñu nga fële ca Égypte fa la ñuy kon jàngee ndongo yooyu nag fu mu ne nii ñu ngi ci ay jafe-jafe ndax nag lii nga xam ne moo di seen ay papier dañuy sonn ngir daal di ko renouveler leneen loo xam te ni tamit métti na mooy li nga xam ne mooy bourse bi nañuy toog ay fan yoo xam te ni duñu daal di fayeku loolu nga xam te ni moom mooy bourse bi tax nag ba daal nañu yëkkati seen i ay kàddu jamono ji xam ne ne ñoom buñ leen defalul buñ leen jàppalewu rek dinañu dem ci ambassade bu Sénégal ba nekk foofee ca Caire daal di fa ñaxtu lu nu mel kii di Ibrahima Ndiasse Diop kenn la sa ñoom dafa ñëwoon fii ci Sénégal yëkkati yile kàddu daal di ko dénk suñu naataangoo Isatine. problème mu équivalence te ku ne xam na ni bagu arab bi nga xam ne si ni président Macky Sall defoon na ko depuis 2012 2013 xam ne étudiant arabe bu ko am bu ñëwee Égypte normalement dafa war a dugg à l'université directement mais da ngay gis ni équivalence boobu ba léegi amagut entre réew mi ñuy wax Sénégal ak université Al Azhar bi ñuy jàngee. am na ci ñaari étudiants yoo xamee ne si ni wax dëgg fa yàlla depuis 2013 ba léegi dañ leen a waroon a fay seen bourse waaye ñu lànk ni duñ leen ko fay. muy étudiant bu ñuy wax Moustapha Niang ak beneen étudiant bu ñuy wax Abdoulaye Camara ñu gën koo xam ci Abdoulaye Ba. bokk na ci ba tey dañoo gis ni étudiant boo xamee si ni da nga nekk ci biti wala étranger bu mu mën a doon passeport mooy sa waajur wu góor ak sa waajur wu jigéen te dañoo gis ni ñun suñuy passeport ña fa jeexal ay passeport
dañoo bari lool. mu doon ay situation yoo xamee ne si ni yu jafe la étudiants yi di ko dund foofu te dëkk la boo xam ne boo amul passeport maanaam pour nga renouveler ses jours day jafe ku ne xam na ni étudiant bu jeexal jàng ba am sa master war a ñibbi Sénégal te nga nekkoon ko am bourse Sénégal war na laa jox billet retour. toujours rek étudiant bu déposé billet retour am dañuy gis billet bi génn bu laajtee ana MCO bi ñu ne MCO bi ñëwagul dafa retard. donc actuellement li ñu fas yéene def mooy descendi ca ambassade ba amuñ benn délai boo xamee si ni natt nañ ko ni dinañ bàyyi ambassade dañ koy occuper ngir xañ leen ñu bañ a liggéey ñoom personnellement waaye tamit ñun ñu toog fa. ak mbir yi ay toppaleen ci biir nañ waxante dëgg ambassade bu fa nekk muy monsieur Talla Fall liggéeyu tey liggéeyu guddi moo tax bokk na ci première liñ bëgg a bind. ñu daal di nag wax ci xëyum ndaw ñi doon na lu ëpp ràpp réewum Sénégal li nekk nag ñàkkum xëyum ndaw ñi doon jafe-jafe yoo xamante ni tax na ba ab kuréel a ngi nii daal di nag jóg xam ne daal yenn ci ay structures yi nga xam ne ni ñoom la ñu dénk wàllum xëyum ndaw ñi ak jàppale leen ba ñu daal di dugg ci këru liggéeykaay yi seen doole daal dina lott lool tax nag ba UDTS ànd lëkkaloo ak ñenn ci seeni ay ñooñ fii ci réewu Afrique yi ak Pays-Bas ci nekk membre kon bu CNV international daal nañu nag amal ab atelier maanaam lël boo xamante ni dañ doon càmbar mbir yi ci teewaayu Théodore Semedo. validé nañ aussi ne le 27 août ci kattanu yàlla au plus tard école bi war na démarrer mais validé nañ aussi ne au plus tard dans 5 mois danañ mën démarrer dana mën a jeex parce que 8 mois la ñu waxoon ci projet bi mais ñaan nañ entreprise parce que ñu ngi taxawal fii léegi. mu ngoog kon maire bi di Mamadou Baydi Seye moom ngeen doon teewlu ay kàddoom mu doon jokkoo ak suñu naataangoo Théodore Semedo ci wàllum kon njàng ma foofee ca banlieue ba commune bu Ndiarème Limamoulaye moom nag daal dina jóg ci lu ni mel fexe ba jàppale kon ndongo yi ak ni nga xam te ni noonu lañuy kon jàngee ci ab projet boo xam ne ni dañu fa fas yéene daal di taxawal juróom benni salle de classe yoo xam ne ni xale yi dina leen mën a jàng jàppale ba ñu mën a jàng bu baax a baax ca école élémentaire bu Amadou Ndiaye Ndiéguène dinañ ci mooy élément bi nga xam te ni kon moom la ñu teewlu léegi di kon le maire Baydi Seye kon jokkoon ak Théodore Semedo ñu teewlu ko wala kon nañ ci ñëwaat moom Baydi Seye teewlu ngeen lim ci jot a wax ñu daal di waxaat ci ñi nga xam ne ni ñoom ñooy ndaw yi ak seenum xëy doon loo xam te ni lu jaaxal waa Sénégal tax nag ba fu mu nekk nii ay nit daal dinañu jóg bokk ci ab centrale syndicale du UDTS ànd ak lëkkaloog yenn ci ay seeni moroom yi nekk ci dëkku Afrique yi ànd ceeg tamit Pays-Bas nekk membre bu CNV international ab atelier la ñu daal di amal lël boo xamante ni dañ fay waxtaanee xëyum ndaw yi ndax nag yu ci bëri ci kon structure yi nga xam ne moom moo yore lu ni mel seen doole daal dina lottu ci wàllu wi suñu naataangoo Théodore Semedo mu nga woon ca daje ba. ni ñuy def ba andi saafara ci ñàkkum xëyu ndaw yi ba léegi nekk na xibaar ci réewu Afrique suñu jant rawatina ñu mel ni ñun ñi nga xam ne dañoo xaw a ñàkk koom-koom naam am na ay jéego yu bëri yoo xam ne suñuy njiit def nañ ko ngir mën a wàññi ñàkk xëyu ndaw yi nañ ne mbir boobu mu ngi wër di law ani li ko waral Moussa Diop chargé des programmes centrale syndicale UDTS lii la ci rotal. il faut ñu xoolaat politique yi repenser les politiques parce que xoolaat aussi la priorisation des politiques xoolaat la priorisation parce que priorisation dafa am solo maanaam réew mu nekk nga xam say priorité réew mi priorité yi mooy ndaw yi nañ am xëy. moo tax ñoom syndicalistes yi bootoo ci centrale syndicale boobu nekk fii ci diwaanu Pikine lëkkaloo ci ak seeni naataangoo yu nekk ci Pays-Bas bokk ci kuréel bi ñuy ne CNV international daal di def benn lël ngir di sottante seen xalaat ak seen yeneen naataangoo bàyyeekoo fii ci Afrique ci mbirum ñàkk xëy boobu ni ñuy def ba andi ci ay saafara. atelier bi dañu am ay gan CNV Pays-Bas lañ jógee ñu financer un ambitieux programme bu am solo pour xale Afrique programme bu am solo parce que programme bi mooy nan la ñuy def pour yokk possibilité ndaw yi pour ñu am xëy nan la ñuy def. To bring some experience in representing the voices of youth. xam nañ ni problème de l'employabilité problème la bu mag fii Sénégal looloo waral seen teewaay avant tout pour jàng après peut-être après échange bi ñuy def ci atelier bi ñoom dinañu mën xool comment est-ce que loolu lañ ko mën a rapporter par rapport à leur pays aux Pays-Bas participer au développement et surtout au dialogue social. ñoom ne jàpp nañ fu mu toll nii de xoolaat xaalis bu ñu jagleel wàllu xeex ñàkk xëyu ndaw yi
ak mbirum diisoo bi si biir béréb liggéeykaay yi waaye tamit ñu xoolaat formation bi ngir gën ko méngaleex jamono war nañ ko mën a def ngir mën a indi saafara ci mbir ci ñàkkum xëyu ndaw yi. war nañu changer curricula yi. On a formé beaucoup de professeurs de lettres, beaucoup de professeurs de tel, beaucoup de spécialistes de la littérature, etc. Mais les enjeux développement adduna bi moo tax ñu war a xoolaat changer. xale bi bu ñu ko xasee ba mu tàggat ba mu am brevet dañ koy dugal entreprise muy def formation duale di jàng di dem entreprise. Notre niveau ñu gën a renforcer maanaam la capacité des jeunes non seulement pour ñu mën a def ay contributions de qualité. maanaam ak des propositions lu jëm ci wàllum xëy ndaw ñi. ñi nga xam ne ay syndicalistes fas yéene am loolu ñetti fan te mu bokk seen programme bu ñuy wax théorie du changement ñu ngi xam ne ba tey bu ñu jeexalee ndaje bi dinañ def ay recommandations daal di ko jox ñi jiite réew Afrique yi pour ñu xool nan lañu war a mën a andi ay saafara si ñàkkum xëyu ndaw yi bi ñu gis ne mu ngi wéy di law. jërëjëf Théodore Semedo ñu des ak yow ca fi nga xam ne ni moom mooy ca banlieue ba wax nag ci mbirum jàng mi sànq doon naa leen ko junju mooy commune bu Njaareem Limamoulaye mi nga xam ne nag daal dinañu jóg ngir fexe ba xale yi mën a amal njàng moo xamante ni daal bu mucc ayib la tax nag ba daal fas nañu yéene daal di taxawal lu tollook juróom-benni salle de classe yoo xam ne nii xale yi nañ ci jàng sa fi nga xam ne mooy école élémentaire bu Amadou Ndiaye Amadou kon Ndiaye njigéen waa dañ ko fay fas yéene daal di amal ñetti juróom benni salle de classe ñu fa fas yéene daal di taxawal ki ñu ko xamal di maire ba di Mamadou Bey di sey ñu teewlu ay kàddoom. validé nañ aussi ne le 27 août ci kattanu yàlla au plus tard école bi war na démarrer mais validé nañ aussi ne au plus tard dans 5 mois danañ mën démarrer dana mën a jeex parce que 8 mois la ñu waxoon ci projet bi mais ñaan nañ entreprise parce que ñu ngi taxawal fii léegi pour que ñu def ko dans 5 mois mais jàpp nañ aussi ne architecte baa ngi nii que école mën na démarrer construction continue école ci ji parce que le comité de gestion de l' école architecte ak ñoom daañu liggéey pour sécuriser xale yi ñu jàng ci suuf ba ñu eggali ci kaw du am benn projet boobu dafa ñëw pour war ñu tabaxal fii 6 classes ci en hauteur tabaxal ñu également benn bureau directeur R+1 tabaxal ñu aussi toilette yu jàngalekat yi fii tabaxal ñu aussi mur bi ñu pousse ko defaraat ko tabaxal ni gardien parce que bu leen fàtte ne école bi mooy école bi nga xam ne commune bi moo ko tabaxal boppam ci kattanu yàlla école bi ñu koy tabax amuñu dara dërëm amuñu ko on n'est pas de rien mais comme gis nañ ni xale yi il faut ñu am fuñ jàng te amatuñu place amatuñu école élémentaire bi nekkoon fii yóbbu transformé nañ ko en collège on a dit nañ leen futteeku ànd ak askan wi ñu liggéey amuñu xaalis mais boo amul xaalis ay xalaat ngay am ci xalaat yooyu la ñu dem ba ñi nga xam ne ñoo nekk ministère de la femme porter projet bi ñoom ñoo ñëw vraiment ànd ak ñun liggéey fii ñu ay daaw bala ñu ngi ciy liggéey ñun non bu commune jàng la boo xoolee commune bi lycée Limamoulaye ni ngi sawet am déet école Amadou Ndiaye dégg na ngi nii école yaa ngi nii fi mu nekk ni entrée en sixième bi barki démb au moins xale yi ak jàngalekat yi directeurs yi am nañ 66% xam nga kon ñu góorgóorlu fu ñu jógee dafa sore parce que daaw 40 et quelque rek la ñu amoon mais ñu ànd xeex ñun ñëpp askan ñëpp jàpp ci ba leen ñu ngi ci 66% jàpp naan bu ñu demee déwoon aussi mën nañu egg ba ay 80%. partenaire mairie bu Njaareem Limamoulaye nag daal dina xam le ne daal juróomi weer yi nga xam ne ni moom la ñu daal di joxe délai ne dinañ ci amal yooyu les travaux ni nañu daal duñu ko weesu benn yoon moom di responsable bu programme d'appui développement ak social du Sénégal daal dina xam le ne liggéey dina door ci mois d'août bi nga xam te ni moom la ñu nekk Maguette Mbaye la ñuy teewlu ay kàddoom ak Théodore Semedo. les délais de travaux donc 8 mois la ci juróom-ñetti weer entreprise bi war nañu jox clé yi war nañ def réfection provisoire entreprise bi jot nañ avance yi donc fi mu nekk li desoon mooy ñu jox ko site bi jox nañ ko site bi dina démarrer travaux yi incha allah au plus tard le 27. tey li ñu dajale fii mooy que ni programme bi dafa am li nga xam ne daf koy tabax ñu tuddee ko ay école ay dispensaire ak ay foyer de la femme ak centre d'éveil communautaire donc ci territoire
territoire Sénégal bi yëpp ñu ngi ci ñetti région mooy région de Dakar région de Kaolack et région de Sédhiou 47 infrastructures nag moom nañ war a tabax ci xaalis bu day ni 2 milliards 461 millions donc mooy xaalis bi am solo mais Njaareem fii nga xam ne tey fi na nekk ñu ngi fi war a tabax 6 classes ak bureau directeur toilette yokku miiru école bi donc gën ko reculer loolu nañ fi war a tabax dinañ tabax ba pare def ci équipement donc on va vous donner des locaux fonctionnels yoo xam ne du soxla dara donc c'est l'identité du programme boo xam ne day ñëw appuyer commune bi donc dans son volet éducation mais aussi dans une approche intégrée donc le programme ne choisit pas comme ça fi muy war a def am na fu mu logique bu muy topp ciblage bu nu def diagnostic ñu xam ne que ni commune bi yeyoon na ko. ca Lompoul programme solidarité internationale nag daal di nañu fa jëmbat lu toll ci junni ak ñeenti téeméeru hectare ci ay garab doon nag loo xam te ndey dugg rek ci bés bi nga xam ne ni moom la ñu jagleel garab yeeg ni nga xam ne ni noonu la ñu koy aaree tey sàkku nag ci nguur gi mu gën leen a jàppale ci loolu nga xam te ni si la ñu nekk kii di Makhtar Ndiaye la ñuy teewlu ay kàddoom ak Oumar Kayre. lenn lu nekk da nga koy gëm te yaakaar naa nag sensibilisation war nañ ko dépasser ndax kenn ku ci nekk tàkk gi ma ngay fekk ba sa biir nekk kon nit ñi war nañoo gëm ne il faut ñu defaraat àll bi te àll bi xëy na ñàkk taw yàq na ko waaye la indi yàq taw wala la yokk yàq-yàqu ñàkk taw nit ñee ko fa def dagg garab nag yomb na waaye jëmbat garab ba mel ne garab ga nga daggoon ay at la laaj ak coono bu métti ñun nag am nañ ci expérience duñu ay scientifique duñu ay technicien mais liggéey na ci fukki at xam nañ poñ bi xam nañ ne fu gaay di liggéey 1 milliard ñun bu ñu amee 200 millions mën nañ faa liggéey lu mel noonu te li ñuy liggéey tamit li ci gën a doy waar mooy téeméer boo jël du gàtt gàtt juróom-ñett fukk dana ràcc ci garab yi parce que suñu jëmbatee ba pare dana fay teg ay gardien ñu di ko garder ñaari at ñu di leen fay kon loolu li may wax état di ko wax ministre de l'environnement di ko wax directeur agence reboisement mooy nañ ko gëm d'abord gëmloo ko nit ñi mobilisation nag baax na waaye gars yi mën nañu mobiliser lu bari de indi fii ay millions nit waaye pour ñu mobiliser jëmbat ñaari hectares ñetti hectares ça pose un problème kon nañ xoolaat approche bi te nit ñi nañ ñëwaat jàng ci ñun ndax lu nit def fukki at ba am ci ay résultats mat naa capitaliser kon bu ñu ñëwoon tey jii ànd ak ñun fa ñuy jëlee koppar xam nañu ko te ñu gëm li ñuy def lañu te ñun wóoru lañu mun ànd ak ñoom ànd ak autorité collectivité locale ànd ak direction yi ànd ak ministères yi ànd ak présidence mën nañu indi moyens yu ëpp yi mën nañu def lu ëpp li ci njëbatum garab. ñu daal di nag wax ci mbirum Hiroshima lii di juróom-ñaar fukk ak ñeenti at a ngi nii Hiroshima ñu daan fa sànni ab bomb jëm ci mbirum bombe atomique doon loo xamante ni nag faagaagal na fa ay doomu aadama ndi fa musiba bambatu kumba tax nag ba Tokyo ñoom daal di nañu nag sàkku ci ñu xaatim ab traité boo xamante ni day xeex xeetu ngandaay boobu nga xam ne nii day faagaagal ay doomu aadama lan nag ba ñu ko sànni foofee ca Hiroshima ci atum 1945 faat na fa lu ëpp téeméer ak ñeent fukki junniy doomu aadama suñu naataangoo Mamadou Dieye ñëwaatal ñu ci mbir mi. 6 août 1945 6 août 2019 niki tey ji Hiroshima di màggal la juróom-ñaar fukk ak ñeenteelu anniversaire di première bombe atomique buñ ko njëkk a sànni ci taarix ba tax sax meeru dëkk ba di sàkku ci waa Japon ñu daal di xaatim ab traité bu leen di dugal ci l'ONU ngir nag tere bépp jëfandikoo armée atomique waaye nag ñu nekk ci Hiroshima seen xeex jamono ji moo dinañu bañ a fàtte ñaawteef bu rëy boobu di fàttaleku ne nag kaaraangay réewu Japon dafa sukkandiku ci bu Amérique bu weesoo loolu nag teewut waa Hiroshima daal di yor lu ñu tuddee ab armée nucléaire ngir nag waajal seen bopp ci bépp cong boo xamante ne mën na leen a dal ci fàttaliku taarix di ñu xamal ne si juróom-benn fan ci weeru août 1945 nañu sànni woon ba juróom-ñetti waxtu ci suba jotee ba teg fukk ak juróomi simili ci anam boobu sax lu toll si juróom-ñaari fukki junni doomu aadama daat si génn àdduna ñu ëpp si ñoom dañoo génn àdduna ginnaaw ba ñu tàkkee ba daal di jeex tàkk ñi si des tàngaay bi jàpp leen waaye itam ay junni doomu aadama jële woon nañ ci ay gaañu yu metti ci xayma sax ñu ni xamal ne ñu si ñàkk seen bakkat ñëpp ñu ngi toll si téeméer ak ñeent fukki junni doomu aadama.
Mamadou Dieye ba tey ci biti réew ñu wax nag ca Congo dañuy dem ca Congo bu ñu fa jógee jaar ca Afghanistan ak taliban yi nga xamante ni fu mu nekk nag dinañu xajamal li nga xam ne ni moom moo di élection présidentielle bi ñoom fu mu ne ni sax nee nañu daal dañu ko bëgg a du mooyu te ci ku nekk suñu naataango moom Mamou Diaby ga sama nañ ciy àndal. ONG Global Witness mi ngi dut baaram doomu ki nekk njiital réewu ko congolais di Denis Christel Sassou Nguesso dafa luubal ab alalu askan wi xaalis boobee sax mi ngi tollook 50 millions de dollars li mel nag mi ngi ko doon jaarale ci benn société écran ba nga xamante ne dal waayam moo nga foofee ca Chypre bu ñu sukkandikoo ci ONG Cabox bi li société nag dafa daal di bénéficier benn contrat public ba nga xamante ne baaxutu dara ngir rek mën a bokk ci élaboration carte géologique République du Congo teg ci sax société boobee Denis Christel Sassou Nguesso moo ko moom. dañuy daal di utali ji te Afghanistan foofee nag taliban yi dañu daal di oo askan wa ngir ñi boycotté élection présidentielle ba nga xamante ne war nañ ko amal niki weeru septembre bii di ñëw li mel ñu ngi ko doon fësal ci benn bataaxal niki tey ci bi la dogal mi ngi am ci jamono ba nga xamante ne États-Unis ak ña nga xamante ne ñoom ñoo teewal insurgés yi ñi ngi amal ay toogaanu waxtaan ca Doha. américain Zalmay Khalilzad ak ki yor kàdduk politique taliban yi daal nañ àddune ni jamono ji gis nañ ne nit ab jéego am na ci waxtaan ba nga xamante ne moom moo am seeni diggante. ci wàllum tàggat yaram ñu wax nag ci fële nga xam ne moom mooy ca Thiès district bu Mbour ba nag daal dina gàddu raaye yëpp jëm ci cadet yeeg junior yeeg senior yi ci li nga xam ne mooy final régional bu ligue bu football bu diwaanu Thiès. final yi nag ñu ngi ko amal ca stade bu Lat Dior foofee ca benn dëkk ñaari gaar ñu dem fa fekk fa Ibrahima Ndiaye. ligue bu football bu Thiès amal na ay final régional am saison sportive 2018-2019 Thiès stade Lat Dior district bu Mbour nag gagné na rek ñetti final yëpp muy ci cadet yi tout tànk yi ci ñu diggu dóomu yi ba ci ñu mag ñi ñetti catégorie yooyu ñu jàpp ni rek muy cadet yeeg junior yeeg senior yi ñoom ñoo doon jongante rek titre champion régional ñu gis ne daal joxe nañu seen lépp ci jongante yu am solo yu métti ñu jàpp ni sax ci ubbite gi rek ci ab tàngaay bu métti ci la tout tànk yi rek muy yu Dutch Sport Football Club Academy bu Mbour ak bu Amitié Football Club bu district bu Thiès ñoom ñoo doon rek jongante waaye ci cappaandaw ga nag lii di Mbourwaay DSFA ñoom ñoo gañe rek coupe bi gannaaw bañ jongante ku nekk dugal sa morom benn bal ca jongante dàkka door ci mbaal nag ci la Mbourwaay yi muy DSFA dugal juróom lii di Amitié Football Club dugal ñeent ci xale yu diggu dóomu yi muy junior yi foofu jongante bu metti aussi am na fa diggante Jàmbaar FC ak lii di Projet Space bu Thiès foofu ñu gis ne aussi jongante bi neexoon na trop waaye ceppaandaw gi lii di Jàmbaar bu Saly moom moo gañe rek benn bal ci dara ci final bu mag bi doxoon diggante ki yoroon raaya régional bi muy Damel bi Tivaouane ak lii di Saly SC ñoo doon jongante foofu nag ñu gis ni daal ba arbitre bi wala mbib bi rek xale yi Saly SC yi ci ndimbalu seeni supporters ñu xaw a dominer seen adversaire waaye nag jongante nañu lu toll ci ñaar fukki simili ak juróom ci leen rek Amadou Fall Diédhiou dugal ngir Saly SC ci noonu lañ demee ci noppalu gi ñëwaat Damel bu Tivaouane ñoom ñu bëggoon rek égaliser waaye ñii di waa Saly SC bàyyiwuñu benn yoon ñëw rek tollantewaat dugal beneen but gannaaw bon jongante juróom benn simili ak juróom ñaar ki fa jaar nag di Seexu Jàllu waaye teewul ñii di waa Damel bu dëkk bu Saly bi ci Tivaouane ñoom aussi réduire nañu score bi rek gannaaw bon jongante juróom-ñaar fukki simili ak ñaar kii dugal bal ba nag di Souleymane Diallo ñu gis ni daal ñetti coupe yoo xamante ni lii di waa district bu Mbour gañe nañ ko fii ci stade Lat Dior bu Thiès waaye di fàttali nag lii di Morolan ak lii di vice champion bi di Damel ak lii di champion bi di Saly SC ñoom ñoo fas yéene dem rek représenter région de Thiès fële ci tournoi de montée ci national 2 bi bii nga xamante ne jàpp nañ ko alarba bii ca Fatick Thiès Walfadjri rajo TV Ibrahima Ndiaye. Ibrahima Ndiaye ñu wax nag ba ba tey ci football bi ak jafe-jafe yi nga xam ne nii ñu ngi koy jànkonteel jëm ci mbirum koppar looloo dal waa Teungueth FC ñi nga xam ne nag dañoo mujjee rek daal di fomm li di wàllum coupe CAF gi daal di forfait ci lu ni mel ndax nag amuñu moyen yoo xam te ne mën na leen a yóbbu ci boobu lépp jongante bu ñu sukkandikoo ci président bu Mbour Petite Côte di Mbaye Diouf Dia nee na daal nguur geek fédération yi fu mu ne nii faaw nag ñu daal di nag yëngu jàppale li nga xam ne ni moom mooy football bi ba mu mën a suqaleeku Mbaye Diouf la ñuy teewlu ay kàddoom jokkoo na ba tey ak Ibrahima Ndiaye.
ay la Ligue de Thiès ñaari équipe ñoo yéeg Ligue 2 mooy ñaari équipe bu Thiès ñaari équipe ñooy Ligue première division mooy ñaari équipe de c'est-à-dire que 4 équipes yëpp jógee Thiès du hasard simplement que le travail bi nga xam ne ñu ngi ko yàgg a def ñu ngi koy def ci biir maintenant lii yëpp day refléter aussi l'image du football c'est-à-dire que boo liggéeyee rek am suñu équipe dem na Coupe d'Afrique dellu si deuxième nit ñi di ko feetu di ci glorifier di joxe ay cadeaux mais yaakaar naa ni bi ñuy dem Coupe d'Afrique ku ñu ne woon jël leen deuxième benn Sénégalais du d'accord ñëpp dañ gisoon dañu war dem jëli trophée mais jël trophée daa am toutes les composantes yi war a ànd ak football bi war ko fekk war ci jàpp ñëpp àndandoo ci mais tant que defuñu loolu xaalis bi ñëw génn équipe A yemaat ci équipe A bi ñu séddowaat ko mu jeex ñuy recommencer du am benn njëriñ looloo xew ba d'ailleurs Tëngéej bokk Sénégal nekk première nation ci football en Afrique muy am équipe bu forfait ñu ngi doon xëcc pour am 3-4 équipes aujourd'hui danañ dellu ginnaaw au moins 10 ans te loolu gàcce d'abord fédération bi la gàcceel nañu état du Sénégal gàcce nañ tous les sports qui sont battus pour que Sénégal li GIA defoon bañ am ñetti équipe en Coupe d'Afrique ñu dellu ko aujourd'hui bu CAF yégee ne Sénégal mi première nation africaine équipe am forfait ndax amul moyen yi mu demee te jóge Coupe du monde jóge ñaari Coupe d'Afrique ça doit réfléchir ñi ñu xalaat ci li ci am mais football bi daal tant que arrêté wu ñun président de club yi nga xam ne ñoo tax football bi am di ci def des moyens su dara amul mais ñu xëy su dara amee nag war nañoo toog ak les présidents waxtaan ak ñoom pour que saison moom jar sax ñu di ci wax parce que saison bi président yëpp d'accord nañ dellu amateur sax moo gën li ñuy fonctionner nii parce que mënoo di fay salaire di fay joueur di fay ay déplacement di investi 80 millions boo gagné fer championnat Sénégal yaa ngi am 20 millions yi dégg ngeen maa di nee na bu daa am sax jotagu ko ba ren ji alors que xaalis baa ngi fi c'est-à-dire que il faut ñu repenser waat football bi pour que ñi nga xam ne ñoo ci def au quotidien tous les jours mu mën a am retombée pour que quand même vraiment li ñu mérito ñu mën ko am parce que gàcce mënta passé nga nekk première nation Afrique ci football nga am une équipe boo xam day forcé pour compétition africaine. ñu wax ci beneen xeetu tàggat yaram di judo championnat nationaux yi nag ñu amal ko ca fi nga xam ne ni moom mooy Kaolack ci week-end biile ñi nga xam ne ñoom ñoo yëngu ci boobu xeetu tàggat yaram nag daal dinañu fa porox ndoolu sàkku ci njiit yi ñu gën leen a joxaat li nga xam ne ni moo di seen gëdd kii di Mamadou Jean Charles Tall la ñu teewlu ay kàddoom ak Alhassane Ba. tey jii si Kaolack championnat national la ñuy def maanaam dañuy tànn ñi gën a xarañ si liggéey bi xale yi dañuy def benn compétition bi nag compétition combat la ak compétition kata mën a tànn kan mooy nekk ñan ñooy nekk champion du Sénégal si catégorie bu nekk góor ak jigéen il faut ñuy décentraliser tuuti loolu tax ñu jël suñu championnat national indi ko Kaolack suñu paree si lii incha allah octobre dinañ organiser championnat d'Afrique te championnat d'Afrique bi itam luñ ko def Dakar Thiès lañ koy defee li ñu bëgg mooy nit ñi génn Dakar itam xam li xew ci région yi xam ne les régions yi nit ñaa ngi fay liggéey li tax ñu tànn Kaolack mooy ne Kaolack dañu am section boo xam ne dañu xarañ solo si mooy ne dañuy tànn ñi gën a xarañ ci liggéey bi tànneef boobu nag ñun niñ ko jëlee foo la dañuy foo rek amul benn xeexoo amul xuloo amul ngaayoo ndax li am solo si ñun mooy esprit bi su xel mi ubbeekoo alhamdulilah ku am ay médailles yu bari nag te sa xel tëju amoo benn njëriñ si société bi. football bi la ñu gën a favoriser parce que football mooy sport waaw mais itam suñu jëlee ay moyens jox ko football baaxoon na ñu jël tuuti jox ko yeneen sport yi parce que dañuy fàtte ne du football rek mooy indi ndam. Karaté ils sont champions d'Afrique semaine bi handball bi jigéen ñi gagné nañ championnat d'Afrique te loolu du autorité yi rek jigéen ñi gagné nañ championnat d'Afrique handball kenn tudd ko donc loolu itam war nañ si yar suñu bopp ñun ñëpp xam ne du football rek ndaxte ñoom ñëpp ay effort la ñuy def pour jeunesse bi pour sport bi pour dëkk bi pour réew mi donc soo la ñu dimbali woon tuuti itam dina baax lool. yegsi nañu nag ci ponk bu mujj bi ci xibaar yi di li ci yéenekaay yi ñu koy faram-fàcceel di Abdoulaye Bob. dal leen ak jàmm ak li bees ci mbirum Guy Marius Sagna ak Adama Gaye tàmbale naa feeñal pàccaxoo gi am ci wàllub yoon Walf Quotidien bu ñu sukkandikoo ci communiqué bi procureur de la République def xamle ne la ñu toppee Guy Marius Sagna di diffusion de fausses nouvelles maanaam joxe ay xibaar yu wérut jëmoon ci ne France dafa bëgg a amal attentat ci Sénégal loolee waral tey ñu làq jant wi Guy Marius Sagna yéen cabinet moo ne de wute na lool ak la ñu doon toppee Guy Marius Sagna bu njëkk maanaam di fausse alerte au terrorisme démb communiqué bu procureur de la République jotuta feeñal li ni mel tax journaliste Globeur bi
di Pape Ibrahima Dieng daal di sàkku ci saa si ci procureur ngir mu xoolaat communiqué am maître Khoureyssi Ba di kenn ci avocat défense bi ay kàddoom ci Walf Quotidien jot naa sàkku ci procureur de la république ngir mu xoolaat communiqué am jubbantiwaat njumte yi ci am Walf Quotidien li am ci mbirum Adama Gaye bokk na ci lañ koy toppee di offense au chef de l'état maanaam xotti worma njiitu réew mi Macky Sall Walf Quotidien dollu jur jiixi jaaxa ci article 80 ak article 254 bu code pénal réew mi Quotidien procureur de la république wax na ay déggam ca la mu xam ci li sooke tegum loxo Guy Marius Sagna ak Adama Gaye te bokk na ci la ko wundu te dollu yóbbu ndungu siin Adama Gaye dara waralu ko lu dul ñàkk wormaal njiitu réew mi Macky Sall bu dee Guy Marius Sagna lañ koy toppee bokk na ci joxe xibaar yu wérut gannaaw bu mu xamle yàggut ne France dafa jógoon ngir amal attentat ci Sénégal tax na kii di maître Moussa Sarr ci biir yéen kabit réew mi Quotidien ma ngay corriger ma ngay jubanti communiqué bu procureur de la république ne lam ca bindu moom procureur wute loolu ak ni mbir yi tëddee maître Moussa Sarr ay wax yéen kabit Tribune jàpp ne procureur mile dina xoolaat communiqué am ndax kii di Guy Marius Sagna lañ koy toppee bokk na ci diffusion de fausse alerte terrorisme waaye du diffusion de fausse nouvelle comme ni ko procureur bindee ci communiqué am tax yéen kabit Tribune gis ne procureur mile faw mu saytuwaat communiqué am libération ne njiitu réew mi Macky Sall jot naa saytu administration bu Sénégal ak na muy doxee tax na mu jël dogal wàññi agence yu bëri ya ca des mu boole leen bu demee ni Azer AM ak ANER ñetti le ay direction la leen faf def boole leen ca Senelec bu dee Prodac ak AMPEJ daal di leen seeyal ci DER bi source année leneen lu gàllankoor administration bu Sénégal bokk na ci ay factures yu wex xat te bawoo ca ñañuy jëfandikoo téléphone yi source année lu ñu duppee ligne te ñu jagleel ko ministre bu ne te weeru ne nguur gi dina la jox lu tolloog téeméeri junni crédit source année li ni mel bokk na ci li xajamal administration bu Sénégal yéen kabili le quotidien njiitu réew mi Macky Sall jël na dogal wàññi wala boog dakkal yi le crédit yu administration faral di jëfandikoo yéen kabidi Vox Populi xëy di ñu xaymal ne ci diruk at nguur gi dina jëfandikoo ci téléphone lu tolloog fukki milliards ak juróom-ñaar koppar yi ci nguur gi di dugal ci wàllum njëndum woto lu mu dikkee nguur gi toll na ci juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñaar ci ay milliards yéen kabine tax na njiitu réew mi Macky Sall bëgg a indi doxalin gu bees ci administration bi ay kàddoom ci Le Soleil moom njiitu réew mi Macky Sall bokk na ci ne administration war naa soobu ci liggéey gu yaatu ci liggéey gu ñoŋ maanaam béy waar wu yaatu ca lañ ko sas moom njiitu réew mi Macky Sall jot naa fàttali bu dee ci wàllu téléphone ci diruk at nguur gi jukki na ceek lu tolloog fukki milliards ak juróom-ñaar leneen ci ay kàddoom ci Le Soleil moom njiitu réew mi Macky Sall daal di sàkku ci ñi ñu jël bees ci fonction publique ne laaj nañu tàggat leen ci diruk ñetti ay bés yéen kabidi 24 heures gis ne gouvernance sobre et vertueuse amul ci bile administration gannaaw koppar gu bari gu gouvernement bi di jëfandikoo saay su ne doore ko ci ay facture téléphone am ci xayma at mu jot nguur gi dina ci fay lu tolloog fukki milliards ak juróom-ñaar boo jëlee woto yi administration di jëfandikoo ci diruk juróom-ñaari at la mu jural nguur gi ci njëg toll na ci ñetti téeméeri milliards ak juróom-ñaar 24 heures ne naka sudul noonu gi am ci administration bi ak yàqu gu metti gi ci am moom la njiitu réew bi Macky Sall jóg ngir dakkal jëlee fi ay agence yu bëri ngir mun a yaxanal koppar Dakar Times xam na lay ñoŋal xam na lay dëgëral xam na lay doxal administration yéen cabinet la koy doxal bokk na ci faw ñu tere ñii di fonctionnaire yi ñu politique ndax bari na fooy dem ci administration bi ka fay jiite responsable politique la wala mu doon ab militant maanaam administration bu Sénégal bari na lii di ay fonctionnaire militant te loolee faral di jur gàllankoor saay su ne l'évidence xëy duñu dégtal gàllankoor gi am ci koom-koomu réew mi bu ñu sukkandiko ci Omar Faye njiital leeral askan wi mi xamle ne askan wi lottu nañu lool ndax koom-koom gi demeetu ni ne bu weesoo yokkute gi am ci hydrocarbure ak courant bi bokk na ci yokkute geneen feeñ jëm ci tonu ciment bi nguur gi yokku na ci lu tolloog junni doon lu metti lool Omar Faye njiital leeral askan wi ne fan la askan wi jëm ci yile yokkute ne nguur gi jubluwu ci lenn lu dul bëgg a suqali ay keesam nasaxal askan wi Omar Faye njiital leeral askan wi ci direct info xamle ne jot na askanu Sénégal jóg taxaw bañ yokkute gi ni mel ne ndax tàmbale naa diis lool ci ndoddu askan wi njiital leeral askan wi ci direct info ne yile yokkute bu dakkul réew mi ci suuf la jëm ne kenn waralu ko ku dul Abdoulaye Daouda Diallo di jawr gi ñu denk wàllu koom leneen lu fës ci biir yéen kabine direct info di Abdoulaye Wade ak na muy doxalee ci géopolitique bi yéen kabine am na ñu muy diisool ci kujjeeg politique bi jot naa pencook Mamadou Lamine Diallo jot a waxtaan ak Ousmane Sonko ak ñeneen ak ñeneen ci opposition bi yéen kabine ndax newul ne Abdoulaye Wade mile dafa bëgg a jëmmalaat kujjeeg politique bi ndax newul ne dafa bëgg a teg pression njiitu réew mi Macky Sall ak nguuram direct info ne te Macky Sall mile Abdoulaye Wade ko xañ jàmm yéen kabi daal di samp ab laaj ci doxalinu maître Abdoulaye Wade ne ana lu muy nas ana lu muy waaj yéen kabi di libération xëy duñu dégtal doxalinu Abdou Karim Sall di jawriñ gi ñu denk wàllu environnement keroog bu muy jëmbat garab ca ministère am yéen cabinet ab bassan lañ ko lalal ngir bañ ay dàllam tàqu suuf ngir bañ ay yéreem tàqu suuf yéen cabinet doon lu yem ñu bëri yu ko jota mettitlu ci réseaux sociaux yi yéen cabinet Le Témoin xëy ci amal taxaw seetlu ne ndax nguuruk Macky Sall mile mu ngi ci fast track wala fast ridicule gannaaw bu mu ñaawloo doxalinu jawriñ gi ñu denk wàllu environnement di Abdou Karim Sall ci costume ak cravate gamu soloon te doon jëmbat garab tax ñu lalal ko ab bassan mu taxaw ca ndax bëggutoon ay dàllam tàqu suuf rawatina costume gamu soloon bëggutoon suuf laal ko yéen cabinet ndax jotul njiitu réew mi Macky Sall di xool ñamuy tànn di leen jox ndombol tànk ndax Abdou Karim Sall mile xamul
xamul njëriñal suuf njëriñal jëmbat garab wax noppi yéene kaa bi di Les Échos xëy jox kaddu Daouda Faye Vava doonoon fi jëwriñ ga ñu dénkoon wàllu tàggat yaram ca nguruk soppi ga woon wax na na mu gisee équipe nationale rawatina Aliou Cissé mi tàggat gaynde yi Daouda Faye Vava ne Aliou Cissé mile dañ ko fi war a jëlee ndax lu tolloog ñaari coupe d'Afrique yóbbu na ko équipe nationale te ñibbisewul ak ndam ñibbisewul ak coupe te Aliou Cissé mile gaynde yi ko ëpp niveau Daouda Faye Vava daal di fàttali ci Les Échos ne Aliou Cissé bu muy doon footballeur du moo fi raté woon moo fi luppe woon penalty ba ci atum 2002 xañoon Sénégal jël coupe d'Afrique tey Aliou Cissé mile ñu dénk ko équipe nationale Daouda Faye ne anani Sénégal di jëlee coupe keneen ku ko feelu te wax ci équipe nationale rawatina Aliou Cissé di Mbaye Diouf Dia ay kàddoom ci stade xam le ne jot na ñu wut ay entraîneur yu xereñ yu mun a dara Aliou Cissé ci bile équipe nationale ngir saay bu Sénégal soo booti ci jongante mun a am ndam réew mi quotidien di ñu dégtal ab xale gu toll ci juróom-ñaari at te fekk baax ca Inde ma doon jàmbat saay su ne ay bëñ yu metti waaye opération gañ ko defal ci diirub juróomi waxtu googule xale la ñu wekk ci ay bëñam ëpp na juróomi téeméeri bëñ may laaj ndax kookee deseeti na bëñ. Abdoulaye Bopp jërëjëf ñuy jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo jàpp ci xibaar yi ba mu yemb jaajëfal nañ leen yéen ci ànd bu rafet bi fii ci Walf TV leerug jamono baatub ñi amul baat xam leen ne seen kóolute mooy li ñuy sagal saa su nekk di ñaan borom bi nga xam ne dara teewu ko mu aar ñu làqu ñu fa yàq yeegul ñu yendoog jàmm suba ak jàmm incha allah.